Vox Populi ne juróom-ñaari doomu aadama dee ñoo dee démb inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la ñi nga xam ne ñoo nekk Sowétas loolee moom kenn mësu koo gis ndaxte léegi mat na juróom benn fukk ci ay doomu aadama ka grave allahu akbar critique yéene kay ne Sowétas kay de réanimation waaw foo sànni mbatu mu teg laa la wax attention lu ci tolloo juróom benn fukk ci ay doomu aadama dee ñoo fa tëdd juróom-ñaar ñoo dee démb ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom la jàngoro ji dal démb yéene kay gi ne dama ne la xoolal ma cas communautaire yi kon ca diwaanu Njaareem gële Jurbel ak Touba waaw lu tolloo fanweer ci ay doomu aadama la dal ñaari doomu aadama ñoo fa dee allahu akbar Le Soleil yéene kay ne woote na ngir jàppal ma jàpp ci àdduna bi la xeex ak jàngoro ji waaw atu Macky Sall baa ngi ni la ak Emmanuel Macron Angela Merkel Antonio Guterres Ursula von der Leyen ak Charles Michel termine yéene kay ne Abdoul Aziz Mbaye de wuy jëna boromam allahu akbar la ilaha illallah dama ne la Abdoul Aziz Mbaye mi nekkoon ministre de la culture faatu na démb allahu akbar Dakar Times de doomu aadama yi day di liggéey 2021 waaw lañ doon am ak la ñuy am léegi ni leen day mbir mi wàcc na de dama ne la salaire yi ci boppam kon wàcc na bu ñu sukkandikoo nag ci organisation internationale du travail aji mbergaan kanu de ci évidence yéeni kay yori nug mbas mi ak assemblée nationale waaw aji mbergaan kanu te nee na bu leen jaawale ndax assemblée nationale day liggéeyu corps de contrôle état bi la mënu koo def loolu du liggéeyam déedéet l'observateur waaye xam nga lan moo ragallu waaw suñu kilifa yi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram dañoo jékki-jékki ni may daal di réer muy Abdoulaye Diouf Sarr docteur Xemes Ndiaye Ngom professeur Seydi docteur Bousso waaw mais ñi anañu te seen réer gii nag jur na musiba de Le Quotidien yéene kaa ne nees def nag ba jot kon ci wàllum pikir yi lé vaccin yo kotaaw Sénégal day mi ngi nii COVAX waaw nee na lu tolloo 1 million ak ñetti téeméeri junni ci ay dose la ñuy jox kon réew mi Grande-Bretagne day Angleterre ge waaw ñoom moom danañ ñu jox AstraZeneca kii Direct News de waaye lan moo tax ba Afrique lé pajum cosaan mi waaw mais mënuñ ci investir jublu ci xoolal lu ëpp kon juróom benn téeméer ci ay doomu aadama deewagum nañ lu ëpp ñeenti junni ci ay doomu aadama ñu ngi leen di fa ci Sénégal gi lée corona gi nekkul lu bees de déedéet ndax lu tolloog juróomi junni ci ay ata ginnaaw ba corona gi am ba léegi ni lay xam nga ñi ne Afrique lan lañ war a dakal ñaaka moom suñ bopp gi lée jàppandu toppe gi dépendance Afrique gi lée ñu naan cosaan traditionnel waaw dama ne la pajum cosaan mi am na fi loo xam ne def na ko te nit ñi teg nañ ci seen ba def nañu ay résultats yu baax a baax looloy dëgg de yéene kaay pa jogoy fay bi ne gis nga ñi nga xam ne kon pajum cosaan wi dañu koy xas ak di ko attaqué yooyu waaw ñooñu lañ war a noppi looloy dëgg tribune yéene kaay ne en tout cas Boubacar Seye day ak Aminata Lo génn nañ taka sobax alhamdulillahi rabbil alamin leese ko yéene kaay ne Aminata Lo de ñaari weer yum dul tëdd lañ ko daan waaw réew mi quotidien ne ko boole ca ak ñeenti junni leese ko yéene kaay ne ko may ma yeggali parce que Aminata Lo day weddi na tuumay laa la wax jël saagay teg na le ba pare tuumaal gendarme yi ne ñoo doon torturer doomam waaw boog soo li ne musiba mbaaba kumba am na ca Parcelles Assainies day benn bébé boo xam ne kon ca mbalit ma lañ ko sànni allahu akbar ak weneenu néew boo xam ne ca néeg lañ ko fekk unité 26 néew ba kay commencé woon naa yàqu yéene kaa gi ne demal ca Tëngéej benn couple boo xam ne mu seeg madame waaw seen appartement lañ leen fekk ñu dee le témoin yéene kaa ne dee ca kaw lal ba kay lañ leen fekk ñu lakk leen allahu akbar ñoo tàkk de lakk laa la wax seen kaw lal docteur Babacar Diop day FDS ci laas yéene kaay waaw ci déclaration patrimoine Idrissa Seck bi nga xam ne dañ koo génnee ci mbedd mi waaw docteur Babacar Diop nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo def loolee def nañu mbir de ci wàllum politique atu politique bu doy waar laa la wax te gis nga waa réew mi nag waa kër Idrissa Seck war na joo jël lii te ci taabal ji daal di koy faram fàcce décrypté ko parce que ñi nga xam ne ñoo weer Idrissa Seck noo ne la ñu def weñ ngaa nga demee ca mbañaxan mbir maa nga ca biir seen diggante ak Macky Sall waaw source aané aéroport Sénégal yi nga xam ne nag léegi AIBD SA moom lañ ko jébbal waaw ak yoru ni guichet unique bi ñu dénk Turquie mbir ma doy waar kër ga yëngu na chamboulement ana Doudou Ka day mi directeur général ba waaw dal na ca kaw laas ba pare xam le ne sàcc am na fa de gën a gàtt juróom-benn milliard la ñu détourné allahu akbar la ilaha illallah libération yi nekkaa ne noonu li tàng na xol trop laa la wax njabootu jool gi nga xam ne dañoo daal seen kër ca Denver te ñu wuy ji seen borom waaw Kevin Buy ak ñaari complice tam day dañ doon fayu de ci beneen bande boo xam ne weenu dil la wu yàqu dem daal këru ñoom jool bi jaawale ko allahu akbar évidence yi nekkaa ne waaye xoolal ma wàllum foncier bi ca Mbour ka ca Thiès waaw Mamadou Badiane day Gaynde Badiane bu grand parti nee na promoteur yi la de ñu dëgër bopp ñi la ñi caxat-caxate li askan wi de seekas néew doon ko dajale seeni maigre épargne waaw Gaynde Badiane yamu ca ndaxte nee na président Macky Sall ne xamal la wala recruter état de catastrophe foncière loolu dëgg 24 heures yéene kaay ne TNT bi day ak média yi li ñuy doxal atelier ak autorité yi waaw Macky Sall génnee na char de combat ba de ndax sàkku de ca gouvernement ba démb ca conseil des ministres ba day ñu jublu ci TNT gii boobu benn ñaar programme télévision yi ak rajo yi day Macky Sall nee na dañ koo war a renforcer muy jàmmi réew mi la paix sociale waaw booloo nekk benn gën a
yaatanal nguur gi la jox leen fu la fayda waaw ak intérêt yu Sénégal way Samba les ko yéene kaa ne programme rajo yeeg télé ak réseaux sociaux yi day Macky Sall mooy directeur programme rajo yeeg télé yi laaste tojange ak saaga yi nga xam ne moom la ñu nimit na ko ne ci internet bi la Macky Sall day boo saaganee dana génne yat wa de tribune yéene kaa ne maître Moussa Diop day sol na robam bu xonq ba nag ndaxte maître Moussa Diop nee na Macky Sall mi la dana ma daj ci yoonam laa la wax parce que lii nekk Dakar dem dikk yëpp Macky Sall la waaw moo tax démb ma door leen citation direct laa la wax moom bun xaraab si la maître Moussa Diop ne li ñu may attaqué nii yëpp dara de troisième mandat bi ma wax rek la loolu nag dañ ko fi tere le tey mooy yéene kaa ne général ñaade ca dialogue social ba professeur Babacar Kanté daal dina koy remplacer exclusive yéene kaa ne Cheikh Ba de wax na de Cheikh Ba directeur caisse de dépôt et consignation waa Medina naan ko Messi waaw Cheikh Ba nee na man de jàppale ne lii laa indi leneen ak neneen ak keneen loolee jot na Cheikh Ba candidat la à la candidature ca mairie bu Medina parce que Cheikh Ba nee na buñ ma defee maire Medina day sama yéene mooy ma doubler wala sax tripler budget ba parce que man Medina rek nag mooy sama ambition xam naa fan laay wutee ji ay financement ngir projet jeunes yi ak jigéen ñi sama engagement bi nag maa ngi koy gërëmee président de la République mi nga xam ne moo ma doyloo Cheikh Ba mooy waxtu samay kàddu de sur quotidien ne proposition réforme coppite yi nga xam ne day jur na coow ci kaw nguur gi Rufisque day dafa mel ni léegi nag mooy laboratoire u Macky Sall waaw parce que Omar Gueye moo njëkk a wax ne nañ leen fi dindi ville yi ñu ne déet ni waay Ismaïla Madior Fall dikk ci conseil départemental ak ay ville de Dakar ñu ne déet ni waay Seydou Diouf ne nañ leen ko pour élection député ak présidentielle ya way Samba l'observateur ne jógee ci gouvernement dem ci kaso Macky Sall day ak ministre Abdoulaye Wade yi woon waaw xeex la woon de ba kaso juddu ca ay Omar Sarr ay maître El Hadji Amadou Sall Aminata Lo Dieng Samuel Sarr dañoo yéex a xam ne Macky Sall nekkatul seen morom politique rapport de force la xeex rek waaye na gis nga ak lu gaay xeex ak Macky buñ fàtte mukk pétrole parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal tax na xibaar bu tiis bi nga xam ne moom moo wàcc ni ki rek démb Abdoul Aziz Mbaye nekkoon fi ab jëwriñ bi ñu dénk wàllum culture moom moo génne àdduna mu mel ni it nekkoon na directeur de cabinet bu président Macky Sall njiitu réew mi sax moom ci boppam si Twitter jot na rek yëkkati ay yenn ci ay kaddu daal di nag darajaal fàttaliku ki nga xam ne rek moom mooy ndem si yàlla si ba noppi xarañteem ci wàllu liggéeyam na mu rek engagé wu woon waaye it baaxaayam waaye it jàppale ne xam-xamam ga mu amoon loolu njiitu réew mi def na si ay kaddu yu seede moom président Macky Sall gannaaw nag ba muy jébbal ak njaalam groupe des médias sama kàddu mi ngi rek jaale mboolem ku yëngu ci wàllu mbaa cosaan fii ci réew Sénégal ci génn ak àdduna Abdoul Aziz Mbaye professeur Babacar Kanté lay wuyoo moom moo wuutu Mamadou Niang ndem si yàlla si général Mamadou Niang ma ñu dénkoon kon commission politique dialogue national loolee ni ki démb la njiitu réew mi jël boobu lépp dogal si ndajam conseil des ministres ba ñu ànd see Evelyne Mandioba. gannaaw lu néew ñaari weer bi général Mamadou Niang génnee àdduna njiitu réew mi daal dinay tabb démb ki nga xam ne moo koy wutu ci bopp commission politique bu comité de pilotage bu dialogue national ki mu tànn di professeur Babacar Kanté nekk ku ñu tàggat ci droit ci noonu mu liggéey ci lu bëri fii ci biir réew mi naka noonu it ci bitim réew Babacar Kanté cosaanoo Diourbel nekk na professeur de droit public di doyen honoraire bu UFR des sciences juridiques ak politique ci université Gaston Berger ca Saint-Louis nekkoon na yi tamit vice-président bu conseil constitutionnel ci atum 2002 professeur Babacar Kanté nekkul ab wàcc bees ci mbirum politique ndax bokkoon na ci commission cellulaire de concertation bu parti politique yi ci 1997 jàpp 98 yemu ca ndax nekkoon na tamit membre ci observatoire national des élections ci diggante 98 jàpp 1999 kon nag li jëm ci dialogue national nekk na li mu xam ndax liggéey na ci professeur Babacar Kanté nara wutu donc kii di général Mamadou Niang bokk na ci liggéey gi koy xaar réeroo yi dox ci diggante parti politique yi ci loolu ñu mun cee lim organisation locale yi nga xamante ne ni kenn xamagul kañ la wala it beneen poñ nekk chef d'état nekk it chefu parti politique wala it beneen bu andi réeroo muy statut opposition ak ki nga xam ne mooy njiit bi. jaajëf Evelyne Mandioba mu mel ni kon si dajam conseil des ministres boobee la njiitu réew président Macky Sall fësal ak sàkkuteefam jëm ci l'accident yi nga xam ne dafa sakkan lool ci dem beex dikk bi mu bëgg mu dakk moom mi ngi sàkku nag ci jëruñu dénk wàllu dem beex dikk ba ngir nag yeesalaat gi ñu nam amal ci oto yi looleex bus yi nañu ko def sa na mu gën a gaawee rawatina ci oto yi nga xam ne moo nekk ci gox yeex gox goxaan yi loolee nag mi ngi ko xamle gannaaw nag l'accident bu metti ba mu amee sa ngàcc naw de juróom-ñeenti see doomu aadama ñàkk seen ak bakken muy fàttali jëruñu
ñu dénk wàllu dem beex dikk bi takk der yi wàllum yoon ak jëruñ dénk bi réew mi ngir nag ñu teg ay daan képp nga xam ne rek da nga dawaleel noo xam ne ni awul ci yoon ci tali bi mu mel ni kon El Hadj dikkat nañu fàttaliwaat ngir jëm ci ñu yeesalaat li nga xam ne moom mooy oto yi ndax l'accident yi mën a wàññeeku ndax loolu rek moom mooy saafara gi. foog naa ne loolu saafara bi Mame Mbaye yeesal oto moom boo fàttali ko bi ñu gën a nekk xale dañ daan wax naan super yi dañ leen doon woowee malaaka ginnaaw bi accident super gisatoo ko. accident Ndiaga Ndiaye ngay gis parce que ñu doon dawal super ñoo ñëw ci Ndiaga Ndiaye léegi ñi ëpp accident mooy minicar yi gëlë-gëlë yi nga xam ni am na modèle bu bees te bari ay chauffeurs yi ciy dem ak bus yu mag yi nga xam ni bari nañu ciy dem à part ça particulier yi kon dafay wane ni du ay oto yu bees pour dugal ci ay milliards ak ay appellation renouvellement parc automobile li ñu war a renouveler mooy comportement wu ñiy dawal oto gis nga ku man oto téye ko toog ciy dawal mokkal nga oto mais solo si mooy sa comportement yow mi mokkal oto mooy limiter sa xam-xam fenn la toll ñiy dawal transport def ci ñaar fukki at fanweeri at ñooy def ay accident ci façon comportement ci kaw tali bi nga gis kenn koo xam ne dawalagul benn atu oto di dawale discipline oto mënu koo dawal plus de 140 di ko contrôler. Mansour fan yii rek ñu génne ca ginnaaw am na benn pa taximan ba nga xamante ni il a 72 ans su ma juumulee. dafa def benn accident tout simplement parce que dafa nekk àndatul woon nag sagoom dafa naanoon sàngara. gis nga ko. donc wàllu comportement la bi ci des ñoom waa gouvernement bi waa ministère ñoom ñoo def seen ay rapport ñoo def seen ay enquête xam nañu ni ci li ñuy génne mooy at mu nekk bu ñu évaluer accident yi pratiquement 80% yi rek moo ci 20% yi mooy nekk ay défaillances techniques. mais 80% yëpp ay défaillances humaines lay nekk. c'est-à-dire que kon mooy nit ki comportement wu kii dawal oto moo tax nag man damay rejoindre le président de la République ci li mu wax ay sanctions mënut a ñàkk. gis nga sanction. ak enquête ba noppi publier sanction yooyu wane ni diw mi defoon accident ba juróom-ñeenti nit dee ci te moom deewu ci enquête am fii la mujj tëj nañu ko nangami ati kaso mu servir exemple ñi nga xam ne mooy ñeneen ñi dawal bu amul teggin mais xeex yi am ci yoon bi diggante dawal koto oto yi ak chauffeur yi prétexte xëy na bañ ko la contrôler wala nga dawale nu la neexee mooy indi accident yi fii ak change wuñu comportement yi accident yi du wàññeeku. sanction bi nag mooy tamit ñu mettre en vigueur les permis à points comme l'a dit tonton Birahim. c'est la bokk. est-ce que am nañu ay moyens aussi permis à point. mais il faut ñu wut moyens yi nag. fi mu du ñàkk dinañ ci ñëwaat Yacine kon nag naam yeesalaat oto yi lu baax la waaye yeesalaat jikko yi doxalin gi ci dem beex dikk bi ni koy laaj waxee lu am solo la leneen lu soxal bi la jotaay xibaar xam ngeen ne coow am na jëm ci rek experts yi nga xam ne ñoom la ñu dénkoon audit fichier électoral bi biomètre bi ci boppam dañoo wax ne dafa démissionné mu Ndiaye Cissé njiital 3D mu ngay xam ne ni kon démissionné moom ci boppam moom moo désisté mu day kàddu yi nga xam ne mu Ndiaye Cissé sekk na ko waxtaan ndax Safiatou Ba Ndiaye. jarul benn tiitange ci liggéeyu juróom-ñeenti experts yi nga xamante ne rek ñoo war a auditer fichier électoral bi ginnaaw bi kenn ci ñoom désisté ki xamle li ñu mel rek di Moundiaye Cissé di xamle ne rek li tax kooku désisté du leen rek lu dul lu ñeel pandémie bi di Covid-19 te mujj nañ koo remplacer appel d'offre lañ jotoon a lancé ba tànn rek beneen biomètre boo xamante ne moom ci boppam comité de suivi bi war na ko valider ci aljuma ji Moundiaye Cissé ñëwaat ci rôlu biomètre ci processus fichier électoral bi mu jàpp ni rek dafa di lu am solo wala sax lu mënul ñàkk ndax bokk na ci liy gën a dëgëral rek fiabilité boobu les fichiers day tax itam ba ñu moytu lu ci mel ni rek ay doublon moom président ONG 3D di xamle ne rek kon désistement expert bi amul lenn lu muy tardel ci liggéey bi li koy tardel kay leneen la moo di rek acteur politique yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp wóolonteew ñu ba taw a avancé ci audit fichier bi waaye itam évaluation processus électoral bi lu ñu mel sax tax ba mu jàpp ni rek su yëf yi wéyee nii dina jafe loolu wala sax du ñu mën a organiser ay élections ci atum 2021 Moundiaye Cissé di woo état du Sénégal ci mu jël ay responsabilités ngir ñu amal jongante yi ndax nag jàpp na ni consensus absolu amul fenn. jaajëf Safiatou Ba ñu àddu jëmale ci déclaration de patrimoine bu Idrissa Seck ak moomeelam dafa mel ni umpatul kenn gannaaw nag ba ñu ko siiwalee ci réseaux sociaux yi waaw nag foofee ñu ko déposé woon ñoom nee nañ taxew ñu sa laalew ñu sa seen yoon nekku sa waaye ndax loolu rek doy na ngir ñu mën leen a gëm laaj bi samp moo di ndax jotul nag ñu def ab l'enquête ngir ñu xam ani fu njuumte gi jógee ñu ànd Cheikh Fatou Abdou Ndiaye. ji xeex wàllu njuuj njaaj ak ger indi na ay leeral ci déclaration de patrimoine bu Idrissa Seck bi nga xam ne fës na ci taskatu xibaar yi of nag wedd na ne moom moo fësal alal ju bari ju njiitu conseil économique social environnemental teg ci ne nii jot yooyu document ñëpp nag dañ leen a tàggat ci lu nu mel weddi goo xam ne mi ngi ko def ci ab communiqué de presse waaye mu mel ne os nag warul woon yam rek ci ab communiqué tey jii war na mën a amal ab enquête bu sori lool ngir ñu mën a xam ñan ñoo fësal booba information mu daal di sax lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñooy autorité judiciaire yi ndax fuite bi doon na loo
xam ne ëllëg mën na saxal OFNAC doon loo xam ne war naa mën a leer ci boppu askan wi ne ni ko article 9 bu loi bi déclaration de patrimoine waxee lañ ca wax ci loi bi mooy lépp loo xam ne caractère confidentiel la maanaam nëbbatu ci déclaration de patrimoine ku ko fësal wala sax nga daal di koy weer dana am ay daan yoo xam ne dañ ko war a teg sa kaw te ci mbir mi nag leer na naññ ne am na violation bu loi bi nga xamante ne moom la ñu ca wax ndax mbir yi moom fës na fa mu génnee nag ba askan wi jot ci loolu jar naa lëmbët bu baax a baax. El Hadj Diouf nag nee nañ taxaw ñu laalew ñu ci déclaration de patrimoine bi Idrissa Seck bu ñu siwal ndax loolu rek doy na ndax jotu it ñu def fa enquête. enquête boobu war na cee am. donte woon ni nag du xibaar sax boo xamante ni bii jar na ñu jox valeur amu Idrissa Seck ba sacrifier benn magistrat wala kenn ku nekk OFNAC. pourquoi. 1976. booba xam naa ni bu fekkee gane nga àdduna itam tout tànk nga. juddoo ba woon. 76. am na ñoo xam ne 76 fekk na ñu nekk ci ŋàbbinu état bi di tedd ci état bi di tedd ci moomeelu Sénégal ba tey 2021. Idrissa Seck depuis 2000 avant 2000 nekkoon na ministre du commerce avant 2000 ci nguur Abdou Diouf alternance ba léegi mu ngi ci nguur donc bu ñu demee ba ci benn moment ñuy calculer nit ki ay biens yoo xam ne am na ko toujours ñuy ŋànk continuer nekk ci nguur. continuer di lànk di bañ démocratie ci seeni ay parti pour bëgg continuer toujours di contrôler situation yi fi mu toll ci réew mi fu ñu leen ubbile bunt ñu am potox ndoolu dugg moom la ñu tudd parce que moom la ñu ci moom la ñu jël exemple mais bari na tey ay téeméeri nit ci politiciens yu mel noonu mais ana sénégalais yi ana peuple bi nga xam ñoom ñooy fal alalu Idriss Seck bu feeñ génn moi je pense jarul sacrifier kenn ku nekk biir OFNAC institution la bu ay nit yu jàng ñoo fa nekk den nekk intellectuel moom déclaration bu sennee warut a am toli bii nga xamante ni bi am na ko moo ko am dafa nekk ci biir moomeelu askan wi liggéey ba am loolu xaw ma am na lu ñu ko may gis nañu fi créé yi daanaka liggéeyam amatul solo bu fekkente ni bi reconnaître nañu mayu Idrissa Seck donc na Sénégalais yi xam ni toujours lim bu tuuti bu bokk ci ñoom seen métier doon politique ñooy toujours di am ci seen kaw di tedd ci seen kaw gis nga maam am Idrissa Seck bu senn daanaka amul fu mu féete Sénégal yi ba tax na li ñuy alerter nguur gi mooy aaju ñu sacrifier ndaw lu jàng doon magistrat wala keneen nekk ci biir OFNAC. daa aji enquête bu xóot boobu. mu nga ko ajiwul enquête bu xóot boobu ñu àddu jëmale ci wàllum yoon Aminata Lo nekkoon fi ab jëwriñ mujj nañu ko bàyyi ni ki démb gannaaw nag ba ñu ko nammee woon teg ñaari ati kaso yu nga xam ne nii du ko tëdd ñeenti junni la ñu ko teg ni ay daan mu war koo génne tribunal bu flagrant délit moom moo def lu ni mel démb gannaaw ba ñu jàkkaarloog moom ci àtte ga rakkam ji wala sax mbokkam bi nga xam moom it si la ñu ko teganoon loxo jàpp nañu dafa jalgati li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi waaye it yor woon permis de conduire. ni ma la ko waxee ci ndorteel yi dañu desandi ci wàllu yoon ndax Boubacar Seye ma ñu tegandi woon loxo mujj nañu ko may bàyyi ko nëgës niki démb la ko doyen des juges doon déglu ba noppi jël boobu lépp dogal ay avocat am seen sàkku seef moo di lépp lu ñu ko ndam toppee ñu teg ko ci suuf ndax loolee mooy gën maître Amadou Diallo ay kàddu yu mu ci yëkkati. solo na prison te dafa feebar yaakaar nag ñu ngi ko bàyyee tey c'est pas trop tard dina am jot pour dem faju ji wax tamit Sénégal il est temps que ñu bàyyi di arrêter nit ñi simplement parce que dañu exercer son droit Boubacar Seye accusé wul kenn dafa jóg ne Sénégal jot nañu taxaw ñu xool xaalis Union européenne bi fan lañ ko dugal te aujourd'hui quand même instrumentalisation de la justice ak intimidation des acteurs de la société civile doy na gis nañu Sénégalais yi de par la mobilisation ils tiennent énormément à leur droit à la liberté moo tax man ni naan man di ñaax ñu kon ne jóg taxaw pour protéger ces droits et libertés. ñu àddu jëm la ci tolluwaay mbas mi tax na mu mel ni kon waa Medina Baye jëlu ba dogal seen ziara annuaire ba nga xam ne dañ ko doon amal sa tey ba Niassène ñu te ñaar fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru février sax la ñu ko doon amal dañu ko daxandi ak ko xam le moo di ko yor sañ wax gi ci kër ga di Medina Baye Cheikh Mahi Niass ni ki démb si ak ganox taskatu xibaar yi la joxe boobu lépp xibaar ne kon mbir yi dañu koy daxandi ba jëm jamono ndax nag mbas mi fi mu toll mbas mi ak nag coow la nga xam ne ni ñu koy waxee ci ndorteel yi jëm ca cité mixta jamono ji nag dëkkuwaay boobee mu mel ni ab daram yàqu na ndax jëfinu yaama neex yi ñu fay am faral di am ndaw yi di fa doxalee nu mu leen neexee yàq jikko ya waa cité ba ne mukk nag loolee nañ leen sa kaccet seen yoon nekku sa ña fay dikk ñoo leen ko àndil di ay wàlli si wante loolee sax dafay dakk ñu ànd see Alassane Balde. fukk ak ñaari ndaw yi nga xamante ni teg nañ leen loxo ci soirée privée ba ñu doon amal ci jamonoy couvre-feu bi ñu nekk ci cité mixta daañu janook ñoo yor wàllu yoon ci cité ba délégué de quartier ba daal di jiite xeex ba faaw ñu dàqal ko fa ndax day tilimal seen der. surtout police parcelle ak gendarmerie ak waa dikk yi nga xam ne dañuy jóge fu sori ñëw kon fii yaakaar naa ñu ñëpp nañu jaay suñu kër taxu fii mineur bu fi dugg ñu jàpp la
jaaykatu drogue bu fi dugg ñu jàpp la yamba bu fi dugg ñu jàpp la prostituée boo xam ne yaa ngi ñëw amoo carte bëgg fi perturber ñu jàpp la. waaye mu jàpp ni faaw ñëpp jaatee dugal seen loxo bu fekkee rek bëgg nañ ko faa jëlee. kenn bañul nga ñëw si quartier jàmbur mais boo ñëwee si quartier jàmbur quand même vraiment conformé wu ak li nga xam ne ni règlement de copropriété surtout ñun fii nga xam ne moo fi nekk. mais nag li ñuy wër yëpp amul sécurité xam nga loolu aussi combat bi day metti ministre de l'intérieur mu ñuy dégg nañ ñu utal police suñu zone nouvelle bi suñu cité nouvelle yi nañ ñu utal police. quartier bu ni mel nag duñ ne gulet ndax lu ci ëpp dañ koy daal di cité lu jëm ci wàllu fait divers ñu ngi fàttali ko coowal lycéens yi waaye it ab anniversaire bi nga xamante ni drogue dafa daal di tabbi ñawteef yu ni mel nag ne ñu dooñu ko nangooti foofee te daañu xar seen tànku tubéy ba jële ko fa. El Hadj cité Mixa coow li bari na sa lool nag lool yàqum der gi sa cité ba askan wa nee nañ na loolu dafa war a mën a dàkk loolee di ñaax. seulement seen délégué de quartier bi madame Guiro ñu ngi koy nuyu moom mooy jàmbaar. mais pratiquement loolu bari na ay cité yoo xam ne loolu am na fa dëgg yàlla fii ci Dakar surtout moom li mu wax affaire banditisme li ñuy aay nga koy def ci quartier bi loolu quartier boo dem waa quartier bi ñu war a àndandoo farlu maam boo gisee ay Médina ak ay Yoff ak ay Ngor ak Wakaam dëkk lébu yi sàcc yi yabuñu leen de. même agresseurs yi yabuñu leen parce que dañu am benn solidarité bu am ci seen diggante gis nga ak ndëngate kenn di ko cautionné moo tax lii muy xeex madame Guiro waa quartier bi yépp ci war a ànd ak moom. def lu bon kenn du ko cautionné jaay sàngara wala jaay drogue ci benn quartier mu répercuté wu ci éducation wa xale yi loolu dañ ci war a taxaw pour saafara ko parce que wéet ci appartement ñu ni quartier bi saa boo soxlaa appartement am na fa li muy poussé day weesu sax góor ak jigéen mais ñaari góor sax mën nañu fa dem ak yeneen ba tax na vraiment idée bu rafet la boo xam ni faw kenn ku nekk jéem a nettoyer sa quartier pour wàññi def maa tey gi ci dëkk bi. lu am solo ñu wutali sa Tambacounda ak Kédougou ñooñee ci boppam la leen tiital mooy jàngoro pays nga xam ne nemmeeku nañu ko sa Kolda looloo sabab waa kër docteur jëlup dogal ne kon dinañu def seen kéem kattan waajal ko ngir nag jàngoro ji benn fa dikk ñu ànd Cheikh Pape Kadiali Badji. feebar bi le doon fièvre jaune mu doon pays te mu feeñ ci yeneen région yi dënd Kolda tax na ba autorité sanitaire yi daal di jóg tem jël ci ay matukaay fii la nag bàyyiwuñu leen moo tax ñuy ne képp ku nemmeeku ay symptômes maanaam ay bët yu xaw a am couleuru nete bi da nga war a gaawantu yëgal mbir mi ni mel la ñooñu le doon ay agent sanitaire ci jamono ji le nag ñépp a ngi taxaw temm ngir fexe ba feebar bi le bañ a egsi fii ci diwaan bi te askan wi nga xamante ne ci njaxare la ñu nekk ndaxte feebar baa ngi ñëw ci jamono bi nga xamante ne mbas baa ngi lëmbee ci mim réew ñu ngi leen di ñaax ñu gën a farlu te lëkkaloo ak service sanitaire yi ci jamono bi le nag benn cas amagul fii ci région bu Kolda Pape Kadiali Badji Kolda Zik FM. jaajëf Pape Kadiali Badji mu mel ni kon docteur Yaya Baldé moom mooy médecin chef bu diwaan ba mu ngay sàkku ci askan wi ñu xippi seen i gët di xool te képp nga xam ne am na looy yëg sa yaram nga dem yëglu sa na mu gën a gaawee ay kàddoom ñu teewlu ko. donc ñu ngi surveiller te aussi ñëpp yëg nañu lu xew Tamba ak Kédougou ñoom ñu ngi vacciné mais fii ci région bi surveillance bi mu ngi dox comme mu doon doxee waa Tamba tamit boo gisee ñu am seen cas yooyu seen surveillance moo ko détecté. bu ñu envoyé prélèvement yi nag Dakar fi ci lañ leen wax li ngeen envoyé noonu fièvre jaune la parce que boobu dafa nekk feebar boo xam ne ci feebar yu gën a bon yi ci la bokk donc ñu ngi ñaax nit ñi koo xam ne gis na lu mel noonu ci këram wala ci goxam mu teel ko wax docteur bu ko gën a jege infirmier chef de poste wala sage-femme wala médecin pour que ñu mën a def li ci war te tamit ñu mën ko fekk jël ko en charge. desandi ci jàngoro pays googu nag nga xam ne moom la ñu dénk programme élargi de vaccination def na si ak taxaw seetlu docteur Ousseynou Badiane gannaaw bañ jokkoo moom ci téléphone mu ngay xam ne kon bët saalum réew mi bëri na ci ñu nga xam ne ni dañu leen ñaxul ngir ñu mën a nag fegu ci boobu lépp jàngoro looloo sabab kër docteur def nañu seen kéem kattan wàccim fa ñu bari ngir ñu waajal campagne de vaccination bi ñu teewlu ay kàddoom docteur Ousseynou Badiane. yomb la xeex bu mu jógee complètement parce que autant mën ngaa koo dindi ci ñi nga xam ne ñooy mbal donc moo tax ñu espèce ñàkk parce que su ñëpp ñàkk ko ba benn yoon su jiitu dund mën na la ko aar ba nga xam ne nii doo mën a am feebar bi. aji ma ko ñuy jéggal bu baax ci qualité boobu lépp élément dañuy jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon.
bàkk ba jib Pape Manta Mboup daal di teew ma naan asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah yi tey. waaw naka waa Jam City. tey la alxames de. tey la alxames. donc àjjuma rek nga takk jóg. incha allah gis nga ni muy xoolee El Hadj Mansour naan tey la alxames di nga gestu. nga moom weekend ba weekend lay. kon ay kaw la ñu basket la ñu àddu jëmale championnat d'Afrique club soxal jigéen ñi ASC Ville de Dakar mu mel ni kon ci jongante yi daal mi ngi ci. waaw moo ngi ci nag moo fas yéene teewal kon Sénégal gannaaw nag ba mu nekkee champion ci atum 2018 jàpp 2019 ba tax na kon AS Ville bu Ndakaaru mooy teewal Sénégal foofu nag ca Égypte ni ki fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ci weeru mars ngir nag lu jëm ci boobule compétition en tout cas luñ ci mënti jàpp daal wàccal jàppale nag waxtu wi kii di seen président di Yatma Diaw moom nag moo ngi xam ne daal club bi nag renforcé wu na bu baax a baax ngir nag gën a mën a teewal Sénégal ci boobule compétition jot nañ teewla ay kàddoom ci nag xibaar yu weesu ci wàllum français gi. ñu àddu jëmale ci dopage bi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku ci tàggat yaram convention internationale ba koy xeex ñoom nag nam nañu ko waxtaanee ci COP7 bi. waaw tey ji nag la juróom-ñaari session bu conférence des états parties à la convention internationale contre le dopage di ubbi fii ci Sénégal gannaaw bañ ko amalee foofu ca Moscou nag ni ki ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weerum octobre kon ñu jàpp ne kon tey war nañ fa nag waxtaane ban anam nag la ñuy def ngir xeex lu jëm ci wàllum dopage kon ñu gis na tamit dinañ nag gën a xool lu ñuy def tamit ngir gën a mën a jàppalante seen biir réew yi nga xam ne ñoom soobu nañ ci boobu la xeex tey kon ñu jàpp ne bu 16 jotee tamit ministre bu ñu dénk wàllum tàggat yaram bu Russe ak bu Sénégal dinañ signé nag ay convention jëm ci wàllu yu ni mel. CHAN Cameroun 2020 mel ni kon final bi xam nañu ko war a dox ci diggante Maroc ak Mali. waaw démb nag mën nañ jàpp ne Cameroun am nañ nag mbeexteel loolu ndaxte Maroc moom moo leen daan ñeent bal ci dara mu nekk nag ab demi-finale bu neexoon sax kon ñu jàpp ne kon Mali moom tamit moom moo njëkk a qualifié nag gannaaw ba mu daane ñi di waa Guinée ci teg dóor ya ñeent ci ñeent temps réglementaire bi nag ñaari équipe yi dañoo tembe woon kenn dugal sa morom dara kon final gi dinañ ko amal ki dimanche bu 19 jotee foofu ca Cameroun le petit final bi nag war a dox ci diggante Cameroun mu dalal boobule compétition ak Guinée en tout cas lu ci mënti am daal mën nañ jàpp ne Cameroun nag réussir na lu jëm ci wàllum organisation bi bu ñu gisee ni ci atum 2021 moom moo fas yéene nag dalloo lu jëm ci Coupe d'Afrique des Nations te Sénégal jot a qualifié ci boobule Coupe d'Afrique. jaajëf dig daje kon midi lay doon ci kàllaamay nasaraan ak Birame Ndiaye Touré ni ki noonu Yacine 13h ma ànd ci ak sama El Hadj Mahamadou Mansour Diop ay ca pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen kay xëy